ngir xeex jàngoro yi coronavirus ci Sénégal mairie yi ñu ngi wéyandi di jàppale seeni askan. Banda Diop mu di maire Patte d'Oie jot na séddale ay thermoflash ay masque ak ay gel antiseptique ci école yi nga xam ne ñoo nekk ci diwaanu Patte d'Oie, muy école privée ak école publique yi nga xam ne dañuy dalal ay ndaw yu war a def examen. Loolee ngir jàppale leen ci ubbite l'école bi nga xam ne war na door ñaari fan ci weeru juin. Actuellement fi ñu toll ci wàllu xeex jàngoro coronavirus dañu toll foo xamante ni xam nañu ni maladie bi am na. Ensuite ñu xam ne maladie boo xamante ni la amagul vaccin, amagul méthode buñ koy faje boo xamante ni àdduna bi yëpp wërngël këpp xam nañu ni noonu lañ koy defee. te aussi dafa di maladie boo xamante ni warul nasaxal économie bi, warul tere dem bi ak ñëw bi, warul tere dëkk bi dox. moo tax président de la république ci ndogalam wax ne nañu fexe ba dund ak virus bi nag du nga dem tëdd ci tali bi bañ a sol masque, bañ a raxas sa loxo, bañ a jël say ay matukaay pour bañ a jot doomu jàngoro bi. dund ak virus bi mooy nga xam ne virus bi am na, mu bañ la tee nga doxal sa réew. loolu moo tax ñu président jël décision wax ne le 2 juin bi dafay ubbi école yi, mais mu ne classe d'examen yi kese la ñuy ubbi. comme ñun nag école yi suñu ay doom ñoo fa ne, suñu ay njaboot ñoo fa ne, ñu ne ñun itam comme commune duñu des ci gannaaw. moo tax def nañu séance de désinfection ànd ci ak service d'hygiène. désinfecté nañu école publique yi nga xam ne moo nekk suñu responsabilité, désinfecté nañu lycée yi, désinfecté nañu école privée yi, désinfecté nañu jumaa yi, désinfecté nañu sax daara yi. bi ñu paree ci loolu ñu ne ñu am na yeneen yu manqué, ñu indiwaat service d'hygiène. et pour loolu ma remercier waat bu baax a baax major Alla Ngom, ñu baral désinfection bi fexe ba lépp mat. ñu ne bu loolu weesoo comme élèves yi dañuy delluwaat école, il faut ñun itam ñu jël suñu ay matukaay ci wàllu logistique. mooy tey jii li ngeen xam ne gis ngeen ko, mu jëm ci dispositif de lavage, jëm ci poubelle, jëm ci produit désinfectant, jëm ci masque. jàpp nañu ne école élémentaire yi nga xam ne suñu responsabilité lañ nekk, élève bu ci nekk am na ñetti masque boo xam ne masque commune Patte d'Oie la. ensuite fexe nañu ba thermoflash école publique yi, école privée yi, lycée, bépp école bu nekk ci commune bi mën a am thermoflash am. dañoo gis ne bépp école boo xam ne nekk na ci commune bi nga géré yëpp bagage yi nga xam si ni war nañoo ak ñoom jox nga leen ko. waaw loolu mooy suñu wareef, loolu mooy suñu obligation, parce que maa ngi koy wax sànq ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci cérémonie bi di leen wax ni retour des classes du rentrée des classes, mais dafa mel na rentrée des classes parce que contexte bi moo xaw a doy waar. ndax il faut ñu mën a maîtriser élèves yi bu ñu jógee seen kër di dem ci école bi, suñu nekkee ci biir école bi, suñu jógee ci école bi aussi di dellu ci seen kër yi. loolu yëpp dafa am liggéey boo xam ne approche communautaire la, boo xam ne acteurs yëpp ci impliqué wu. mairie bi da ciy dugal loxoom, comité de santé yi, centre de développement sanitaire yi dugal ci loxoom, relais communautaire yi dugal ci seen loxo, ASC yi dugal ci seen loxo, mairie bi dugal ci loxoom, acteur communautaire jeunesse bi ñëpp dugal ci seen loxo. bu ko defee ñu mën a assurer li nga xam ne moom mooy défi bi mooy fexe ba élèves yi dem ci seen école dellu si ak jàmm, mën a jàng seen jàng ci niñ ko war a defee. mais dañu jàpp ne aussi école bi ñun waruñu toog bàyyi état bi yëpp mu def ko. moo tax tey jii wax dëgg yàlla, et ça je remercie chaleureusement le conseil municipal, lépp luy matukaay jël nañ ko. donc jàpp nañu ni fi mu nekk nii li ci des mooy ñaan yàlla vraiment balaay yàgg feebar bi jógee ci dëkk bi, ñu mën a trouver vaccin wala ñu mën a trouver méthode curative wala méthode boo xamante ni moom lañ koy fajee, boo xamante ni ñëpp dinañ ci mën a ànd. li ñu doon bëgg a wax daal mooy commune Patte d'Oie moom fi ñu toll nii lépp luy
lépp luy disposition jël nañ ko pour école bi mais même avant école bi ci wàllu ndimbal bi nga xamante ni dafa war dem askan wi def nañ ci suñu loxo suñu loxo aussi ci appuyer encadrer appui bi état bi indi donc jàpp nañu ne jéego bu état bi def teg rek communes yi dañ ko ci war a fekk si fexe ba dëgëral ko. mais dañoo gis ne avant état di def yéen si njëkk dugal seen loxo. mais loolu moo jaadu parce que état bi moom mooy somu territoire national bi yëpp te territoire national bi ay goxaan a ci nekk goxaan yi nag moom mooy communes yi collectivités territoriales yi mu nekk département mu nekk commune ñun ñoo fa nekk donc ñun suñu liggéey moom mooy assurer prolongement wu état bi jàpp nañu ni état bi mën nañu ko xaar ci dara mais nag aussi rendre un vibrant hommage au chef de l'état bi nga xamante ni aussi ci ordonnance yi muy jël fexe na ba faciliter liggéeyu collectivité territoriales yi donc loolu aussi ñu ngi ko ci remercier bu baax a baax di wax ne nag vraiment dëkk bi ñoo ko bokk da ci ñëpp dugal seen loxo parce que feebar bi ni mu def bitim réew tey jii Sénégal wane nañu résilience boo xamante ni ba léegi ñu ngi koy maîtriser bien que métti na mais nañ ci gën a farlu gën ci taxaw te ànd ci bokk ndey bokk baay moo tax d'ailleurs tey bi ñuy def cérémonie bi ma rafetlu présence su képp kuy kilifa ci dëkk bi moo xam délégué général à la solidarité nationale moo xam honorable député Marie-Thérèse Aïda Seck délégué général bi Aminata Sow la IEF bi ñëw na directeur d'école yi ñëw nañu école privée yi ñëw nañu donc jàpp naa ne képp koo xam ne autorité la ñëw na mais nag ñuy beral loxo commission éducation bi jàpp naa ne léegi am na ay kàddu yoo xam ne taataan ngeen ko ci moom liggéey bu mucc ayib la def te wax dëgg yàlla def na ko ak rigueur boo xamante ni wax dëgg yàlla loolu la ñu soxla donc ñu ngi ñaan yàlla nag yàlla defal ñu ndam ci retour des enfants bi nga xamante ni suñu ay doom lañu ñu fexe ba sàmm leen yàlla aar leen incha allahu rabbi te feebar bi jóge fi ak jàmm. waaw ñun nag sax li ñu def mooy suñu école élémentaire yi nga xam ne ñoo nekk suñu responsabilité dañu fexe ba jël ñetti masque par élève parce que dañu masque yoo xamante ni aussi c'est des masques alternatifs masque boo xam ne boo ko solee tey si guddi gi mën nga ko fóot boo xëyee nga paase nga sol ko yeneen yi nga utiliser ko noonu c'est 3 masques par élève donc jàpp nañu ni foofu moom wax dëgg yàlla norme bi respecté nañ ko fexe nañu aussi ba képp kuy dugg ci école bi di nga raxasu wut nañu gel bu doy wut nañu produit détergent yu doy wut nañu ay poubelle te yemale wuñ ko ci école publique yëpp dañu ko yemale ci école privée yëpp parce que école privée yi aussi lu tax ñu xalaat leen ci bi pa mooy defuñu jàngale wuñu jàpp nañ ne aussi situation économique bi toll na foo xam ne xëy na du seen loxo fépp la daj donc ñu ne lépp lu ñuy def comme suñu ay doom a fay nekk aussi dañuy fexe ba lépp ñu yaatal ko fexe ba ñëpp jot ci incha allah. lan ngay wax say naataangoo maire yi nga xam ne ñoom ñoo ngi seeni commune. maire yi ñoom ñu ngi def ku ci nekk moom mi ngi def warugaram rafetlu bu baax a baax depuis début bi AMS taxawaay bu mu taxaw d'ailleurs may def un clin d'œil au président di ko ñaanal yàlla yëkkati ko fëgg boppam moom ak soxnaam ak képp koo xam ne feebar bi laal na la di wax ne AMS depuis début bi wax dëgg yàlla jël na ay dispositions yu leer woote nañu réunion en tout cas ñun Dakar woote nañu réunion waxtaan nañu tey jii ñu ngi mandargaal li nga xam ne moom mooy orientation wu état central di wax ne aussi ku ci nekk ci ñoom mi ngi ciy def li nga war a def mais ñu fexe daal ba dëppoo ak procédures yi fexe ba lépp lu ñuy def aussi ñu bañ ci am xàjj ak seen parce que tey jii Sénégal yëpp soxla amul ku far fii ak ku far fële nañu fexe ba askan wi yëpp ñu même nekk leen au même pied d'égalité te ñaan yàlla feebar bi jóge fi. maire kàddu gu mujj gi lan la. kàddu gu mujj gi mooy déjà rafetlu opportunité bi nga xam ne may ngeen ma ko mais aussi rafetlu bu baax a baax depuis pandémie bi mu dalee ci askan wi orientation yu leer yi nga xam ne président jël na ko ànd ci ak ministère de la santé ànd ci nag ak képp koo xam ne far nga ci nguur gi wala nga nekk ci kujje politique bi defe naa ni noonu lañ ko war a tàmm nu ñu ko war a continuer ñun tam ci commune Patte d'Oie comme ni ñu leen ko waxee
bi feebar bi jotee ba léegi ñu ngi ciy def liggéey boo xam ne jàpp nañu ni liggéey bu mucc ayib la pour askan bi. commune bi ni ko composé ay acteurs communautaires lañu ak ay acteurs institutionnels ak sous-préfet bi ak médecin chef bi ñu ngi ci liggéey bu am solo. Ensuite jàpp nañu ni commune bi ci li mu mënoon jëne na 118 millions def ko ay vivres ak ay garab. Ensuite avant loolu sax fekk na def nañu ay kit ay dispositifs de lavage. commune bi jàpp naa ni aujourd'hui mën nañu wax ne commune bi yëpp am na 60 kits te chaque fois bu ñu ko tegee dañu fexe ba bu ñuy sensibiliser ak relais communautaire yi. joxe nañu ay masques délégués de quartier yi jox nañu ay masques population bi jox nañu ay masques bàjjenu gox yi jox nañu ay masques ASC yi tey jox nañ ko école bi ñu ngi koy continuer di joxe parce que jàpp nañu lu ñu am ci masque du doy. te aussi di wax ne bi ñu tàmbalee ba léegi yàlla dimbali nañu mettre nañu en place suñu comité de ciblage communal ci aide alimentaire bi suma première adjointe nekkal ma fa di ko jiite. tey ji je pense que bi ngeen ñëwee ci école bi gis ngeen ni ceeb bi commencé na wàcc mais ñun avant boobu suñu ceeb disponible na ba fi mu nekk ni ñu ngi waaj a préparé wu pour def kit yi. Ensuite di wax ne école bi aussi bi nga xam ne mi ngi waaj a ubbi yónni nañ suñu commission éducation ci école bi ñoom aussi ñu ngi fay def liggéey bu mucc ayib. di wax ne aussi commune Patte d'Oie wax dëgg yàlla bi mu tàmbalee ba léegi yàlla dimbale nañu lépp lu ñu dugg dañ ci ànd ak xel bu dal dañ ci ànd ak accord ak union ak unité parce que tey jii loolu la ñu soxla mooy appel bi may lancé fexe ba ñëpp bokk ndey bokk baay. ci sunu biir ay kilifaa ngi fii délégué général mi ngi fii ay député ñu ngi fii ay hauts conseillers ñu ngi fii ay président d'ASC ñu ngi fii ay acteurs communautaires ay délégués de quartier médecin chef district nord président comité de santé yi ñu ngi fii. nous pensons que daal ñu ngi góorgóorlu ñu ngi fexe ba améliorer sunu performance ci wàllu riposte bi. mais aussi terewuñu ñu def suñu ay activités de cadre de vie lu mel ni tey jii Nabi Choucair bi ngeen gis ñu ngi changé xar kanam gi lu mel ni désencombrement yi ñuy def ànd ci ak ministère de l'urbanisme. donc yooyu yëpp dafa nekk ay paquet d'activités yoo xam ne à terme dina mën a fexe ba non seulement tax ñu mën a méngoo am benn kàddu ci xeex bi mais aussi en même temps ñu améliorer suñu cadre de vie te loolu je pense que loolu mooy mission wu bépp élu loolu mooy mission wu bépp doomu aadama foo mënti nekk nga mën a jëriñ sa réew et puis nga mën ko def aussi ci condition yu baax. di wax nag ne wax dëgg yàlla ñu ngi massawu ñi nga xam ne seeni njaboot jënd nañu àdduna ci feebar bi ñu ngi leen di aussi ñaan yàlla mu xaare leen àjjana mais aussi di wax ne ñi nga xam ne tey ñoo nekk ci lalu hôpital yi ñi nekk ci situation yu compliqué yàlla fëgg seen bopp képp koo xam ne feebar bi lor na la wala mu laal la yàlla na ko yàlla oyofal te di aussi conforter posture bi nga xamante ni commune bi moom la am nekk ci gannaaw état bi lépp lu état bi yëkkati ñu mën ci ñun tam bay suñu waar def ko dans l'unité et dans l'unité et dans l'union. Je vous remercie. nga leen comme ni ngeen ko gisee nii mooy ñaari bouteilles ca deux façons rek la mais ñoo bokk fonction. thermoflash école bu nekk jox nañ la thermoflash suñu école primaire yi bu ne jox nañ la ñaar dégg nga visières yi pour enseignants yi la dañoo calculer le nombre d'enseignants yi tenir les classes de CM2 ku ci nekk ñu jox la en plus de masque jox nañ la tamit visière. joxe nañ tamit ay masques pour chaque élève am na 3 masques masques yi ñu ngi nii masques yaa ngi nii joxe nañu 3 masques pour chaque élève ak enseignant bu nekk tam am nga 3 masques waaw mu ngoog loolu la ñu joxe. lave-mains baa ngi nii mu ngi nii ngeen di gis école bu ne am nga lu mu gàtt am nga 3 poubelle yaa nga ne ngeen di seen tamit moom tamit joxe nañu ko.